to simlay maa ngi doore. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey nag ñoo ngi fii Diourbel ci Open du Baol bi ñu fekkaale fi nag Sensei yaakaar naa ne xam ngeen ko bu baax mu nekk maître ci métier bi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci combat Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo bi fi passé woon mu wax ñu yan erreur la Modou Lo def ba Balla Gaye daan ko Balla Gaye mi ko daan tamit est-ce que gis na ba xam ci biir combat bi def na erreur boo xamante ne Modou Lo waroon na ko exploiter te defu ko loolu yëpp bëgg nañ ci waxtaan ak moom ndax dégg nañ sànq waxtaanam ci biir wax père maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. ñu comme ni ma ko waxee rek ñu seetaan benn combat de 13 passé diggante Balla Gaye ak Modou Lo combat boobu seetaan nga ko. waaw seetaan naa ko parce que seetaan naa ko c'est vrai dañuy faral di wax toujours que boo juumulee doo daanu loolu dëgg la mais nag damay faral di wax aussi ne nit dafa war a jàng ci erreur am nit dafa war a jàng aussi ci victoire dañ ci war a jàng comme défaite dañ ci war a jàngee waaw loolu mooy dëgg ban erreur la Modou def boo Balla am ndam Balla lan la def aussi ba Modou commettre erreur boobule ba mu am ci ndam looloo jar a wax. ban erreur la Modou Lo def ba Balla am ndam. waaw xam nga premier erreur am bu njëkk mooy adversaire boo ko bàyyi mu diriger combat ñàkk nga adversaire bu mu mën di doon comme sport de combat bu mu mën di doon boo bàyyee sa adversaire mu diriger combat mooy kaay yow taxawal rek ma def loola li ma bëgg kooku nag mënoo ci am victoire. amatul sens parce que amatul benn chance parce que moom moo jël initiative yëpp yow ci sa wàllu bopp bu fekkee ne sa adversaire jël na initiative da nga war a trouver la riposte bi nga xam ne mooy lu adéquat ci li mu la indil parce que réalité de combat dafa am nit ki da ngeen di ñëw ngeen jàkkaarloo mais selon mën nga préparer fii combat 1 an 2 ans ñëw ba jour J la nga préparé woon yëpp bokkul ak réalité bi nga fi fekk waaw la nga préparé woon ak lii la waa ji présenté mën na juyoo donc boo mënula adapté wu rek ci li mu la indil problème mën na am. arbitre sifflé Balla Gaye sëkkatal ko dox ci kawam Modou Lo lan la waroon def boobu. waaw mais Balla sëkkatal na ko mais def na erreur parce que boo seetloo première attaque u Balla Gaye gauche droite la def Modou aspiré coup bi mu aspiré coup bi Balla dafa déséquilibré jëm ci moom boobu bu fekkoon ne Modou amoon na présence d'esprit wala lucidité bu toll nii aussitôt après les 2 coups la mu def remise problème lamb ji mënoon na yem foofu. parce que boobu Modou Lo mënoon naa door parce que mu ngi arrière moom tamit. waaw mais justement loolu mooy erreur bi parce que mooy li ma la wax sànq ne la dafa bàyyi ka la jël initiative ci koom bu fekkee ne yow yaa ngi combattre ak nit mu dóor la ñaari yoon gauche droite parce que booy dóor loolu gis nga équilibre dafa am sport dafa am solo ci combat te bés bu sa centre de gravité déplacé woo déséquilibre am na boo dóoree ñaari coup def parce que ñoom seen coup yi dañu laawaat daal di avancer ci kaw Modou daal di aspirer coup bi bu fekkoon ne Modou am na présence d'esprit daal di riposter tout de suite dem ci li ñoom li ñuy wax arrêt wala je sais pas boxeurs yi naan remise mais bu ko dóoroon foofu coup direct combat bi mënoon na yem foofu. gis nañ Modou Lo def 3 appuis ban coup nga yaakaar ne moo ko def la 3 appuis noonu. man gisuma coup bu ko dal bu war a mën a def déséquilibre la rek déséquilibre la seulement bokk naa ci ñi nga xam ne bii waxoon nañu ne combat boobule bu amee Balla bu jàppee combat bi jeex parce que Balla bu fekkee dëgg rek nga bëgg a dégg ku ko dàq bëre newul ci làmb ji bu jàppee ñaari ngemb bala muy jeex mën na fi c'est-à-dire balay condition physique am di jeex mën na fi lijjanti lu bare te dafa yore jikko félin c'est-à-dire dafa am lu rare ci combattant mooy day enchaîner technique Balla bu la defee benn technique jàllul mu dugal beneen bala muy bàyyi nga laal suuf c'est-à-dire gis nga même bu fekkee ne boxe wala karaté bi ay karatéka ma wër fii
un combattant boo xam ne dafay yem toujours ci benn coup de pied wala benn coup de poing c'est rare que mu gagné compétition. Modou Lo boo ko andi woon keroog lan nga koy bëreloo. dóor déplacé wu na fexe ba dans ci premier round bi mu fexe ba contact du am parce que physiquement Balla moo gën a na taxaw. mais Balla même bu dul Modou Lo est-ce que yow mën naa bëreel ci loolu nag dóor déplacé wu. da nga bëgg a dégg rek làmb ji dóorkat bëriwu ci problème bi foofu la nekk. am na ci sax est-ce que. loolu seetal ba xam ndax yow seetal rek comme. man de xam micro rek laa xam man kay. Lutte TV ngeen wax. xam nga nag damay bañ nga boole ma kenn. boole kenn. xam nga dóor du n'importe quoi. dóor du n'importe quoi dóor dafa nekk loo xam ne li lu ñuy jàng la kañ laa war a dóor nan laa war a dóoree dafa am solo kañ laa war a dóor nan laa war a dóoree parce que la plupart du temps mbër yëpp da nga leen di gis ñuy entraîner boxe mais réellement bu combat amee ñii seetaan làmb yëpp nañ ma wax duñ ci gis coup bu set ay Dakar Tamba rek la ñuy gis ay laaw rek lu ci bare. ñi ñu wax ni dañoo mën a xeex ku mel ni Gris Bordeaux ku mel ni Malick Niang ku mel ni Balla Diouf am ci toll Moustapha Guèye ñooñu kan nga gis ne tane na xeexam tane na. li ma doon wax sànq rek da nga bëgg a boole gaañ yi rek. non du ma boole gars yi ñoo koy sax xam ñëpp ko soxla. waaw mais xam nga li ma la wax rek léegi yow ci sa wàllu bopp yaay seet nag ci mbër yi nga fi gis ñuy bëre. kan moo ci mën a dóor parce que dama la wax ne dóor kañ lay dóor ak naka lay dóoree dafa am solo am na mbër yoo xam ne boo leen dóoree touché leen ñu xaru ñëw sa kaw kooku du combat. Dakar Tamba yi ma la wax sànq xàcc fale kurpeñ laaw dóorante non loolu du combat lucidité la laajte ngay dóor xool sa adversaire ci bët. lu mu nar nga gis lu mu def nga gis xam kañ ngay dóor ak ndax ngay dóore ak fan ngay dóor c'est très important. am na benn affaire bu ma dégg ñu ko ciy wax ñu ne Modou Lo tànk bi muy teg dafa arrangé Balla Gaye tànk bi Balla Gaye di teg day gêner Modou Lo loolu lan moo koy waral. man gisuma loolu man la ma gis mooy xam naa ne rek Modou bàyyi na initiative Balla Gaye mu diriger combat bi foofu laa gis erreur parce que. Modou ni muy bëre noonu la mos di bëre mosu koo changé xam nga combat loo ci mën di dégg saa yoo bàyyee sa mënin ñàkk saa yoo ko bàyyee ñàkk Modou nii laa mos di gis muy bëree voilà. dégg naa tamit ngay wax ci Tapha Guèye ak Baboy ba ko Tapha Guèye di mbot nga ne gis nga ko muy compter ay pas. ñëwaatal moom loolu tuuti rek. waaw xam nga Tapha dañuy wax man damay wax ne c'est un génie de la lutte Tapha bopp ba baax Tapha daf doon jàng adversaire avant ñuy daje xam dégg nga li ma wax dafa lay jàng avant ngeen di daje mais mbër yu bare tey dañuy toog a toog rek. ba dimanche rek nommé nañ leen pendant 1 an ñu toog a toog ba jour ji rek ñu daal di gàddu seen gemb ànd seen gàngoor ñëw bëri si kooku yaa ngi dem ci loo xamul lan la mais Tapha phénomène u làmb la parce que Tapha boo seetloo bëreem yi ci jamonoom victoire yi mu am yëpp benn ci bokkul ak moroomam c'est-à-dire que xel mi moo neexoon ci bëre. alors malheureusement léegi race yu mel noonu mu ngi commencé jeex waaw moom ak Baboy xam nga Baboy nitu xol la c'est-à-dire nit la koo xam ne kii boo ko laalee rek mu xaru ñëw sa kaw voilà dama gis ñu daal di taxaw ci làmb ji maa ngi toog soom benn waay boo xam ne ndeysaan gaañu na yal na ko yàlla yërëm Racine Diène ñu taxaw ci làmb ji ma gis Tapha nekk ci digg làng gi daal di wëlbateku compter ay pas bu ci saaku yi parce que dama gis muy avancé
mu dellu si waat ba ci digg bi def ko marche arrière mu nekk le même nombre de pas ma ne sama waay ji ma toogal mu ne ma ne ko jël bi fii la mu ne ma lan ma ne ko jël bi fii la mu ne ma lu tax nga wax loolu ma ne ko bu arbitre bi ne për Tapha dina ko dóor waa ji daw song ko mu reculer 3 pas dóor ko mbot mu jeex noonu làmb ji demee. xanaa boobu da nga bokkoon ci ñu waajal Tapha gi ba xam loolu. non lecture la rek lecture la man waajalu ma Tapha c'est vrai que entraîné naa ko yàgg na mais nag entraînement yoo xam ni spécifique c'était pas pour mu préparer bii combat wala beneen combat mais daan naa ko entraîné nag de temps en temps rek parce que suma rakk la suma xarit la. làmb ji ku ci dàq bëri. làmb ji ku ci dàq bëri xam nga yow fii doy nga war de parce que yow da nee naa la da nga ma bëgg a booleeg mbër yi man sañu ma wax parce que homme public la mënu ma wax ne kii moo ci dàq bëri ñeneen ñi mere ma du ma ne kii moo ci dàq xeex ñeneen mere ma du ma wax loolu parce que loolu itam wax dëgg yàlla du lu ma gëm waaye nag ci suma xel ak suma xol jàpp naa ne am na koo xam ne kii mën na bëre lool waaye nag mënuma koo wax. waaw junj doy na borom xel looy tàggatoo. waxuma ba léegi tudd junj doy na borom xel tudduma turu kenn de. man xam naa. kan la. yow. adet kan laa wax léegi. Balla Gaye ngay wax. waxuma Balla ab daal tudduma Balla Gaye ba léegi kenn déggul ma ne Balla Gaye. Eumeu Sène la. ba léegi itam tudduma Eumeu Sène. aywa looy tàggatoo. xam nga bu fekkee ne bëre la rek ak neex xel ka ma jàppoon ne wax dëgg yàlla dafa amoon lecture de combat mën a bëre xel mi neex ne naa wax naa ko sànq Tapha Guèye mii ci la bokk Yaxya Diop Yékini ci la bokk ça c'était des lutteurs Yaxya mook Tapha dañu xaw a niru ci bërewu xalaat c'est-à-dire seen xel dafay nàcc ci biir bëre Mbaye Guèye amoon na fougue yaa ngi dégg Manga amoon na témérité mais bu fekkee ne bëre pur ñoo xam ne ñi xel muy nàcc la alors Tapha ak Yékini wax dëgg yàlla ay mbër bi muy mbër kaamil la ñu li may tàggatoo nag mooy gërëm la ci biir waxtaan bi encore naa préciser ne fexe nga bu lu nekk pour boole ma ak mbëri tudd ma ne kii moo fi dàq bëree kii moo fi dàq xeex mais seulement li ma leen di conseiller rek mooy toll nañ ci nañ ko def te defe ko defin bu sell carrière sportif yàggul te tey mbër bu demee booy am ay 150 millions ay 175 millions ki nangam loolu daf ko war a fonk téye ko ñu moytu nag ci duma tudd turu kenn nañ moytu anabolisant yi nañ ko moytu bu baax mais dara gënul neex ci utum doole samay boo lekk sa cere boo sa kollu fees dem entraîné ji boo wow koŋ tëdd nelaw récupéré lu la te góor bu yeggee 95 kilos kenn ëppatu ko doole Moustapha Guèye bi fi toogoon fii léegi bi muy dominer làmb ji 95 kilos la woon Mohamed Ali boxeur dominer le monde de la boxe gagné combien de fois le titre mondial combien de fois mosul yegg 100 kilos parce que 95 jëm 100 kilos lourd léger la kooku la ñuy wax lourd léger plus de 100 kilos mooy les super lourds donc góor bu yeggee yenn poids yi mais bu góorgóorloo tuuti entraîné noppalu lekk te boo ne lekk ñu yaakaar ne mooy dem di jëndi ay yàpp ak kenn xamul lu mu doon mais cere ndox sax moo ëpp rendement ci biir que yàpp boo lekk donc nañu entraîné gëm seen bopp jox ak li ñuy def te def ko ci yar ak teggin nit bëre na boo jeexal carrière am ñëpp jéppi ko nit bëre na boo jeexal carrière am ñëpp bëgg ko làmb yàggul jërëjëf